war a mën a naat ba tax na El Hadji Mansour Diop mi ngi nii toog si plateau bi suba teel ñu di ko dalal. gëm naa ne namoon nañ la tàmmu maa woowee El Hadji Mansour moo tax. moo tax day métti ci yow. tonton nga may wax. man tamit ma lay wax ma jeex baat. dañoo tere tonton. Aminata ziar naa la. delloo ziar grand frère sama rakk ju baax ji kooku nante. Tanante. sama loo. Ubé Bidje. alhamdulilah. mon amour. oui. ziar naa la. yaa si jàmm da lay nax de. Lisa de donc macha allah. Assane ziar naa la bu baax. nahnu kazalika. fekk sama bien. alhamdulilah bon dama koy tënk tabaski gaa ngi jige si. wax nañu ni xar dafay jafe te itam xar yombul dafa cher. donc ñu dem nemmeeku ci benn bergerie boo xamante ni bi entreprise la parce que boo amee sa xar te mënoo koo jaay. te bëggoo ko jaay njëggu bon mun nga ñëw indi foofu c'est-à-dire benn réseau la muy Renades. donc ñu fekk fa président Omar Sow moom bergerie BKR. donc gis nañu fa xaru 5 millions 4 millions 1 million mais comme gis nañu fa aussi xaru 100 000 francs. loolu c'est raisonnable. donc daf ko c'est-à-dire ni muy jàppande dafay jàppande la ba yow boo amee sa xar nga tàyyee dem di gàddu di wër di jaay wala nga def exposition da ngay ñëw wax ak moom nga dugal ko ci place am après nga jaay donc mu nekk benn bér bu dajeekaay bu mag. boo xam ne vraiment am na dañuy ànd ak waa régie am na waxtaan bu ñu seq ak moom ci méthode bi ñuy liggéey ci jamono tabaski bi. balaa ñu tënk pour ñu mën ko tënk diggante waxtu bi. Mangoog ayca MD Abdou Aziz yóbbu leen ñu te ñëw. Sen TV salaamaaleykum yéen a ngi seetaan seen émission seen naataange ngeen baal ñu nag ci masque bi situation oblige ñu ngi ci bergerie BKR muy bergerie Khadim Rasoul. président Omar Sow moo ko jiite li tax ñu ciblé waat ko tey xam ngeen ni bergerie bu mag la boo xam dañuy seet ay événement màggalu Touba bu jigesee comme ni ngeen ko remarqué woon tabaski itam bu jigesee ak label bi nga xam ne am na fi ak liggéey bu set ak ni ñuy accompagner di dimbali seen clientèle mooy li tax ñu ciblé ko ngir def fi suñu émission tey encore une fois ndax tabaski mu ngi dëgmal si te BKR dafay am xeetu produit bu nekk waaye laxasaale ci itam wàllu ndimbal ndax wàllu luxe bi ñu doon woote ci xar ba noppi bëgg ci laxas jaan ñenn ñi di ci souffrir yëpp ñoom ñoo ko dindi parce que luxe bu ñuy wax daf fi am ba noppi waaye ñu lal seen lépp ci wàllu ndimbal alors dama solee ci wax ji damay jox président mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi ñu jublu joxtaan président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Mansour di la wax na moon nañ la ñun tamit parce que bon depuis màggalu daaw bi ba léegi vraiment di la wax suñu mbégte recevoir leen fii yéen waa Sen TV. vraiment ndax yaa ngi wax léegi ni ñun dañuy jàppale askan wi mais yéen tamit li ngeen def jàppale askan wi la parce que vraiment di vulgariser les produits nit ñi xam ci li ñuy yëngatu lan la et puis di ko ji jéem a roy loolu aussi jàppale askan wi la vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni kontaan naa trop ci dalal leen. alors président ñu gis ni exposition bi day fi ñu nekk nii rafet na lool façon xar bu nekk nga fi dee tubarkàlla alors chaque année nii lay demee. lii nan nga koy préparé ak attaque mawam mi ni mu jigéeyantoo. waaw xam nga sëñ Mansour bilaay c'est une très bonne question xam nga ni ma koy préparé mooy man dama am ñaari espace fii laay defee produit d'excellence yi c'est-à-dire yi nga xam ni vraiment sélection la pour di améliorer suñu laadum yi di gën a am xar yu gën a mag yu gën a rëy mais am naa beneen espace bu gën a mag fa laay préparé xaru tabaski yi parce que dama am ay femelles yu bëri foofu am géniteurs yi ma fay sànni léeg-léeg ma dox marché neex ma jënd ay xaru góor bàyyi fa nag yi fa la ñu nekk bu tabaski dee jub xar yooyu nag ñi nga xam dafa ñu leen di toppatoo ñoom lay indi fii njëkk leen a yeew mais dama am tamit dama développé tey à travers le Sénégal un réseau de partenaire bu nekk dama la sas ay xar yoo xam ne maa koy jënd ñii 50 ñii 100 ñii 25 ku nekk ak li nga mën ñooñu tamit moo tax ren sama xar yi teel a ñëw fi mu ne li ñëw nii du dara parce que fi mu nekk nii yi nga gis ma takkal leen morso 100 yu jar lañu dañ leen war a jël si moo tax démb ak tey ma ñëw fi am nañu jënd 100 xar bëgguma nag ñu fiy fekkante ah moo tax ma di leen limiter di ko gérer mais aujourd'hui actuellement à l'heure où nous parlons 400 xar ñu ngi fii sur place waaw te l'objectif d'ici la fin c'est d'arriver à 2000 moutons waaw yi nga xam ni dinañ ko commercialiser maintenant c'est des moutons de toute bourse mais xam nga lii yëpp soo ko gisee mu mën a nekk c'est parce que c'est une organisation qui est derrière maintenant naa la bergerie du lu informel c'est structuré organisé ba ñun ba ñun wut nañ suñu oto te dañ ko def label léegi ku soxla xar da ngay téléphoner
ñu yónnee la nga choisir ñun ñoo lay defal lépp ba à domicile soo bëggee sax ñu téyel la ko toppatool la ko ba pare yàlla may nañu tey ay tabaski mañaa yi Vivo di def ñun ñoo koy gagné ñun ñooy yóbbu xar yi ci station yi toppatoo leen yore leen ba distribuer leen Total aussi ñoo ko gagné ah vraiment tawar fakal la macha allah loolu nag day tax ci portion mais man li may liggéey mooy fexe satisfaire la demande sociale en mouton te xam nga moo tax ren boo gisee sëñ Mansour daaw bi ñu fi ñëwee ci tabaski bi fekk nga fi xar yu rëy yu bëri mais ren gis nga ni ma changé de stratégie parce que nit buy liggéey dafa war di évaluer li muy def man bi ma évaluer les 2 dernières années dama seetlu su tabaski bi desee 10 jours samay xar yëpp day jeex ba mu des xar yu mag yi te dama seetlu sama xar yi may am entre 150 000 ba 250 000 du doy damay mujj jël sama clients yi di leen jox ñeneen pour ñu mun leen a jaay moo tax ren ma changé de démarche ren dama njëkk a jiital xar yi nga déedéet yu ndaw yi laa njëkk a jiital parce que yu mag yi dama leen a yeew nii parce que dañuy xeex mais boo demee fee ci gannaaw tout ça ren au moins actuellement maa ngi indi li ma njëkk a indi naa 300 xar yu nga xam ni c'est entre 150 000 ba 250 000 te yooyu daanaka jar nañu moo tax yeneen xar yi war a portion mais man li may liggéey mooy fexe satisfaire la demande sociale. merci beaucoup waa Régie pour élément bi ngeen ñuy jàllale léegi mais nijaay ni ñu ko gisee léegi nii ci gétt gi gis nañ ay en tout cas ay différentes sortes de xar. waaw ay xar yi nga xamante ni dégg naa sax nga naan fi ay charognard rek. waaw ñoom seen. gis nañ fi ay laadum daanaka wante prix yi comme tu as dit tout à l'heure day varier de 100 millions jusqu'à 5 millions quand même. waaw 100 000 francs ba 5 millions. donc kenn ku nekk loo am ci xaalis mun nga am tabaski bu am solo xam nga loolu dafa yomb. donc beneen avantage bi mooy am na ay ndaw yu fay liggéey lu néew am na 30 jeunes yoo xam foofu la ñuy daane doole. ci bergerie boobu. waaw ci bergerie bi donc opération tabaski 2 mois la bu dee salaire minimum 100 000 francs la au moins di nga mën a yóbbaale salaire. boole ci itam am na gis nga ñii fi ñu nekk xar yi ngay gis. ñii fi ñu nekk à côté am na fa ay xar yoo xam ni mooy comme ñun suñu xaru pël-pël yi ñu xam Sénégal la plupart Omar Sow daf koy may ñi koy liggéeyal daf koy dajale foofu pour di ko may ñi néew doole ñi fay liggéey donc da nga ñëw def liggéey ci opération tabaski 2 mois am sa salaire 2 mois après ñu may la xar nga ñibbiwaale. Très bien. c'est cool ça avantage la yoo xamante ni vraiment am na solo donc muy secteur bu am solo ci wàllu koom-koom te ñu ngi koy bëgg a développer aussi méngale ko ak agriculture. war nañu gis ni aliment de bétail bi dafa cher donc bu ñu bëggee wàññi loolu il faut que ñu bay ci àll bi am na façon ñax yoo xam ni comme ceeb bi ni muy mel dafay nooy mook ngooñ benn la. parce que ngooñ bi dafa cher xam naa beneen émission dinañ dellu soit ci ngooñ bi nu mu leen di coûter dafa metti donc loolu lépp ci côté développement la mais en gros Omar Sow dalloo na xel yi nee na tabaski dina doy dina am du manqué inchallah fi may jeexale mooy def jàngat bu am solo c'est que ñiy def tabaski 75% yi wala 80% yi seen bourse dafay tolloog xar yi jar 100 ba 150 000 alors que xar yi nga xam ni moo nekk Sénégal ñu ko fi yare ñi nga xam ñoo leen soxla ñooy juste 25% ci population bi donc ñooñu dañuy am xar ba doyal te xar yu mag yi duñu jeex léegi gouvernement bi lu mu war a def mooy xaru local yi mu gën a gaawal production bi et puis ubbi bunt yi xëy na Burkina Faso ñëw ak yooyu mais xar musta manque ci Sénégal muy jàngat bu am solo c'est-à-dire que demande ñi seen loxo jotu seen ginnaaw mu ëpp doole offre bi. par contre demande ñi seen loxo jot seen ginnaaw moom jeexalul offre bi. donc loolu moo tax ñu naan chaque année tabaski day manqué fekk na ñoom du ñu jeexal ay xar mais ñi naan tabaski dafa manqué li ñu am ci seen poche. entre 150 000 duñu mën a jënd xar bu jar 2 millions. ça se comprend aussi. donc foo ñu doole politique gu xar yi ndaw yi gën a gaaw. moo tax kon il faut comme ni nga ko waxee il faut ñu ubbi brèche bi comme ça ñu permettre ñi nga xamante ni mooy xar yi ñu ngi koy wooweti sax. charognard boobu noonu bu dem France moom jënd fa ay xeet yoo xam ne yooyu dañu mën a jur. dañu mën a yàpp et cetera. donc système boobu lay demandé ñu gën ko yaatal. donc tey loolu laa leen. excellent très bien am na solo def ci période bi ñu toll nga xamante ni tabaski c'est dans on va dire dans 2 semaines ou même pas quelque chose. fin du mois la daal fin du mois la wala parce que loo xalaat ci tabaski gi fi mu ne. man j'adore la rubrique naataange dafa est-ce que xam ngeen benn affaire. fii Sénégal dañoo war a di développer culture ci kër agriculture familiale
ci kër du noonu. maanaam fexe ba sénégalais bu nekk ne sama kër dinaa fa yar jur dinaa fa jëmbat garab. oui mais sénégalais bu ne mais fii sénégalais ils ont tendance à dem à dëkk si Rwanda moom moo doon waxtaan ak moom lay def na Rwanda 4 ans parce que bul fàttali ni waa ji ma doon waxal ni moom mooy directeur de l'urbanisme bu Sénégal. donc moom fonctionnaire la de. mais kenn xamu ko ci wàllu urbanisme. moom élevage donc la ko ñëpp xamale. par passion. donc vraiment et puis nee na bu defee opération tabaskeem ba noppi. li mu ciy gagné ci 2 mois yi mu ëpp salaire 12 mois am. gis nga ci koo xam ne kilifa gu toll xam nga amul ci salaire. parce que mooy directeur de l'urbanisme. c'est que li mu jublu ci loolu mooy wax nit ñi koom-koom gi nekk ci élevage moo doy donc moom liggéey na ci bànqaas bu ko yóbbu Rwanda mu def fa 4 ans. mais nee na force la ci Rwanda boo fa nekkee force la. nga yar ci sa biir kër benn mala boo xam boo soxlaa rey ko. très bien non mais loolooy wane ni que ni rek jur ak suuf. lépp loo si def lu ne yàlla dala koy def. day barkeel. foo jaar mu barkeel. mi ngi noonu Papa Sane kon xam naa ni boo bëggee jënd xar rek pour tabaski bi forcément di nga jënd ñaar sax ba ñett ndaxte sa ndaw si ñi ngi lay xaar. nga daal di dox foofu rek dem jënd du dëgg Aminata. mu ne. man jàll naa si Aminata waaw bàyyi noonu après dinañ gisee. Ami. loo si xalaat waaw lu ma si xalaat moom comme Mansour rek comme nuñ ko waxee on parle de la rubrique non de Mansour. oui bien sûr. wax na ko. lu mu wax Aminata. dafa jógee rek parce que da doon tooñ kii après mu jox ma kàddu léegi man xaw ma ndax ma ci sa rubrique laa war a rëbëj. wala kii ay soxnaam ñu war a jëndal waaw non ay soxnaam. waaw mais Mansour wax na ko mais Mansour wane nga fay xar yoo xamante ni vraiment peut-être que ñun Sénégalais yi amuñu habitude di ko gis et tout. et puis xar bi jaar 5 millions man je ne pense pas que loolu nit mun na ko jullee xam naa pour yar daal liggéey ci daal moo gën a ëpp moo ëpp avantage non. si dañ koy jullee. dañ koy jullee ay 5 millions xar. waaw. teranga la. ku nekk lu sa poste atteindre rek bu la neexee nga jënd xaru 10 millions sax kooku moom boo ko mënee. def ko tolluwaay la rek du dëgg. teranga la mais beneen réseau ngi ci boo xam ne par exemple yow mën nga am sa benn maal boo jëndee woon 50 millions. par exemple mu indil la 100 xar wala 200 xar. yoo xamante ni bii déjà bii 10 millions donc njëg gi génnaat na nga dem ba mu commencé màgget doo ko rey doo ko sànni te mënu da nga koy jël indiwaat ko ci opération tabaski. ok man koo jaay benn 5 ou 3 millions. nag ay jënd xar 5 millions 3 millions tam bëri na de. waaye Mansour loolu dina ko def parce que moom dafa bëgg a jur. man sama xar par exemple. Touba mooy doomu Tafa. Tafa 30 millions lañ ko doon jaayee. maamam Soleil ñu ngi koy jaayee 40 millions. man sama xar Tafa ba mu fayoon tey 10 millions dama la ko jaay. ma nga noonu. merci beaucoup moom laay wax. ma nga noonu nijaay faaw nga ñëwaat nag tax tabaski ku wax mburu ma naan mburu sax ku wax mouton plutôt ça rime forcément ak ngooñ. faaw nga ñëw nag prochainement vendredi. faaw nga ñëw nga wax ci ngooñ. daa wax lu cher ngooñ. waaw ngooñ est-ce que moo gën a cher saako ceeb. moom kay loolu dafa leer naa. ngooñ moo gën a cher ceeb fuuf. c'est tout à fait normal. fuuf na la moo gën a cher c'est normal. merci beaucoup c'était à l'instant El Hadji Mansour Diop mi ñu doon présenté rubrique am mu di naataange dina dellu si waat bu soobee yàlla.